assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di dellu si di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan tey ñu fas yéene ñëw ci leçon du ramadan numéro 19 ci waxtaan bi nga xam ni moom la ñu entamé woon nu tuddee ko le cheminement vers Allah en rapport avec le zikr yàlla dogal ñu nekkoon ca alamul arwaax ak réalité yi nga xam ni noonu la borom bi subhanahu wa taala regroupé rox yi ci 5 stations ci 2 barrières ak vide boo xam ni moo nekk ci diggante barrières yi léegi nag mu des benn énigme boo xam ni moom la ñu waroon a résoudre te mu di teewaayu borom bi ca alamul arwaax xam nga waxoon nañ leen ci waxtaan bi démb ni borom bi fa mu nekk la nekk waaye teewul nag mu daldi projeter ñetti boule de lumière waaye boule de lumière bu nekk mu def ko mu doon représentation am ci yenn ci rox yi pour ñu mën ko gis foofu ca alamul arwaax ñu waxoon ni ñetti boule de lumière yi mu projeté woon ba ca jiitu moom la ñoo tuddee la manifestation divine mu ëmb ko ci Allahu ci tajaliyaatam bi ci topp moom la ñoo tuddee la manifestation du milieu divin mu ëmb ko ca ismullahil azam ba ka ñetteel mu tuddee ko la manifestation de la réalité divine mu ëmb ko ca ismullahil kabir ba waaye tey bu ñu ñëwee ci bi nga xam ni moo waral waxtaan bi te muy bi moo tuddee la manifestation divine te ëmb ko ci lumière Allahu def ko tajaliyaat nga xam ni boule de lumière boobu moom la yàlla projeté ca 3e station ba nga xam ni fa la ruuxu muumin yi nekk suñ ne ruuxu muumin yi nag ruuxu muslim yi it seen biir lañu ne waaye moom la projeté ca barrière numéro 1 ba nga xam ni fa la ruuxu rab yi nekk waaye moom la projeté ca barrière 2 bi nga xam ni ruux yiy def effet ci garab yi fa la ñu nekk yàlla projeté fa lanoo tuddee la manifestation divine tajaliyaatam muy buulu lumière bu mu ëmb ci Allahu ruux yooyu noonu lañ doon gisee yàlla ñoom ba ñu nekkee alamul arwaax mooy ruux yi nekk 3e station di ruuxu moomin yi ruux yi nekk ca barrière 1 ba di ruuxu rab yi ruux yi nekk ca barrière 2 bi di ruux yiy def effet ci garab yi ñoom ña nga doon gis yàlla ca alamul arwaax ca tajaliyaatam buulu lumière ba nga xam ni moom la ëmbee Allahu muy projection ba mu def ñoom ca lañ ko doon gis waaye gis nga loolu borom bi def dafay am jeexital ci ñoom ginnaaw bu rox yooyu demee ba mu wàccee leen fii ci àdduna ci monde shahada dafa am jeexital bu muy def ci ñoom jeexital bi muy def ci ruuxu muumin yi mooy bu ñu demee ci zikr moo tax ñu wax waxtaan bi le cheminement vers Allah en rapport avec le zikr gis nga jeexital bi muy def ci ruuxu muumin yi nga xam ni boobu ña nga féete woon ca 3e station di xool buulu lumière bi yàlla projeté
te mu taxawee allahu ci tajaliyaatam. jeexital bi muy def ci ruuxu muumin yi bu ñu demee ñoom ba yàlla indi leen ci àdduna ñu dugg ci zikr jeexital bi ñuy am mooy ñoom danañu mën a jàng yàlla ci ay feeñuwaayam. ñoom rox yooyu bu ñu demee ba gane ci àdduna daldi dugg ci zikr ñoom mën nañu jàng yàlla ci ay feeñuwaayam. gis nga ñi ci ëpp ci ñoom ñooy dem ba nekk ña ñoo tuddee ay aarif ña nga xam ni ñu ëpp ci ñoom ñooy dem ba nekk ña ñoo tuddee ay aarif nga xam ni dañuy mën a dégg yàlla waaye dañuy mën a jàng yàlla ci feeñuwaayam. feeñuwaaya mooy lay maarifa di jàngale alxalqu kulluhum mazahirullah parce que na leen yàlla envoyé woon foofu ca alamul arwaax buulu lumière bi nga xam ni tajaliyaatu allahu moo ko ëmb mooy tax bu ñu nekkee ci zikr ginnaaw bi ñu ganesee àdduna bu ñu nekkee ci zikr dañuy dem ba lu nekk rek dañ ci mën a décortiquer feeñuwaayu borom bi. ñu ci bari ci ñoom ay aarif lañ dañuy dem ba baat boobu maarifa di wax alxalqu kulluhum mazahirullah mooy ñoom lenn lu nekk daan ci mën a décortiquer borom bi gis ka ca ci ay tajaliyaatam ndax borom bi daf leen envoyé woon lumière boo xam ne allahu moo ko couvrir mu projeté leen ko mu représenté ko moom borom bi ca alamul arwaax. waaye gis nga boo demee aussi ca ñam ka envoyé woon ca barrière 1 ba mooy ruuxu rab yi ñoom bu nu demee ba yàlla wàcce leen ci àdduna gis nga la leen di dimbali ñoom bàyyi ma yooyu la leen di dimbali ñoom rab yooyu ba ñu xam la ñu war def ak ba ñu xam fa ñu war jëm suñu waree lekk ñu xam ko suñu waree naan ñu xam ko waaye bu ñu gisee aussi loo xam ni dañ ko war a moytu ñu mën ko moytu muy seen instinct boobu borom bi buulu lumière bi mu leen envoyé woon ca alamul arwaax te tabaxoon ko ci tajaliyaatu allahu mu représenté woon ko loolu mooy indi yëg-yëg ci seen instinct ñoom rab yi loolu moo fay def yëg-yëg maanaam looloo leen di yëgal bu ñu xiifee looloo leen di yëgal bu ñu maree loolu moo leen di yëgal bu ñu waree moyetu dara bu ñu waree ragal dara bu ñu waree naaw bu ñu waree def benn réaction rab yi ñu ngi koy yëgee ci seen instinct boobu lii tax mu mën a réagir mooy buulu lumière ba nga xam ni moom la borom bi connecté woon seen rox ca alamul arwaax te muy allahu ci tajaliyaatam muy bi mu projeté woon ca barrière numéro 1. waaye gis nga it barrière numéro 2 mooy rox yi nga xam ni ñooy def effet ci garab yi gis nga na ni mënee di def effet ci garab yi ñoom wàcc boobu ñuy wàcc ginnaaw bi leen borom bi façonné te ñu jotoon ko jàngale ci leçon yi passé gis nga wàcc boobu ñuy wàcc di ñëw ci garab yi di réagir ak di delluwaat gis nga seen voyage boobu li tax benn rox bu ca nekk garab gi ko borom bi yabal du faussé garab googu du raté garab googu ci garab googu lay wàcc ci lay réagir objectif boobu nga xam ni rox ba moom lay fixé buy jóge ci xay ba muy rox yi def effet ci garab yi di wàcc di jëm ca garab ga nga xam ni ci la borom bi dogal ci moom ca garab ga la ko yabal lu tax du faussé garab ga du raté garab ga xaqiiqa ba nga xam ni moom lay doxe la ko siy dimbali mooy xaqiiqa ba nga xam ni moom la borom bi tënkoon ci buulu lumière bi mu tuddee woon allahu ci ay tajaliyaatam te projeté ko woon ko ca seen rox ñoom ñu di ko gis ca ba ñu nekkee ca barrière numéro 2 ca alamul arwaax kon gis nga ñoom su ñuy dox seen mission loolu moo koy facilité ci ñoom léegi nag gis nga réalité boobu boo gisee ñoom ñu bokk ko ak rooxu muumin yi
mooy kenn ku ci nekk ci ñoom mooy ruuxu moomin yi ci station 3 muy barrière numéro 1 ruuxu rab yi muy barrière 2 ruux yi nga xam ni dañuy defe effet ci garab yi kenn ku ci nekk ci ñoom dafa bokk ci sa obligation nga war di yëg yàlla di ressentir yàlla grâce au zikr ngay ressentir yàlla dafa bokk ci seen obligation looloo tax borom bi indi manifestation boobu nga xam ni mooy buulu lumière bi mu leen envoyé pour mu représenter ko ca alamul arwaax ci ñoom mu tabaxe ko ci Allahu ñoom ñëpp ña nga janoo woon ak buulu lumière boobu ruuxu muumin yi ña nga ko doon gis parce que buulu lumière ba dafa am lu mu leen waroon a jëriñ te mooy bu ñu ñëwee ci àdduna lii ñu wax leen muy fexe ñoom ba mën a yëg yàlla waaye ba mën a xàmme yàlla ci ay melokaanam jaare ko ci tajaliyaat yi ginnaaw bu ñu jàppee ci zikr ruuxu bàyyi ma yi da bu ñu ñëwee dañu war a dund ak seen instinct waaye seen instinct lim leen di jox lu leen cay pousser ñu cay dem luy réagir ba nu xam la ñu war def buulu lumière boobu daf leen ca war a dimbali waaye ruux yi nga xam ni aussi dañuy def effet ci garab yi la leen di dimbali ba duñu rater seen cible buulu lumière boobu pour dimbali leen la te loolu yëpp mën nañ ko delloo ci yëg yàlla moo tax ñoom bu ñu ñëwee ci àdduna faw nuy zikr gis nga leçon boobu buñ la ko jàngalee bu yàlla waxul woon sax yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi war nga xam ni lu fi ne ci diggante suuf ak asamaan dana tudd yàlla ndax tudd ba mooy njëriñ ba tudd ba mooy fàttaliku démbam tudd ba mooy njëriñ ba tudd ba mooy fàttaliku démbam moo tax yàlla envoyé leen loolu nga xam ni daf ko projeté mu di lumière am waaye mu tabax ko ci tur bi nga xam ni bu nu ñëwee ci alxuraan dañ koy miinaat ci tur boobu mu di Allahu waaye buñ koy dégg fii ci monde shahada aussi dañ koy miinaat ci tur boobu mu di Allahu mu def ko priorité ruuxu muumin yi def ko priorité ruuxu bàyyima yi def ko priorité ruux yi def effet ci garab yi yàlla jagleel leen boobu lumière di leen dundal moo tax gis nga ñoom lumière bu ñëwaat di leen dundal lumière buy superviser lumière boobu nga xam ni moo leen di dundal ci Allahu lay dellu lumière bu mënta ñëwaat di dundal rox yooyu ma tudd lumière bi nga xam ni mooy superviser lumière biy ñëw pour dundal leen moo di Allahu parce que moom la leen yàlla envoyé woon su ko defee ñu ni la manifestation divine la ci point numéro 1 bi xam naa bu ñu ñëwee ci point bi ci topp rek ñu daal di àggale ci leneen li nga xam ni moo ci des asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu